yow en tant que président ASC Colobane responsable politique Benno Bokk Yaakaar au niveau ci commune Fass Colobane Gueule Tapée bi ban gis-gis lan mooy sa gis-gis ci mbirum xëy ndaw. jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu seeni internautes yu leen di suivre di profiter ci weeru sell bi ñu nekk pour baalu leen àq baal àq di leen ñaanal kooru jàmm dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ak alhamdulilahi rabil alamin di ñaanal waa Sénégal yëpp jàmm di aussi féliciter suñu mbokku chrétiens yi nga xam ne ñoom ñoo génn seen koor ñun ñu dugg di rafetlu vraiment dëkkuwaay bi ñu nekkee ci Sénégal jàmm ji fi nekk di ñaan yàlla yàlla na jàmm ji sax. wax nga ko man maa ngi tudd Thierno Ndiaye di président ASC Colobane di aussi responsable politique bu APR ci mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar mooy trésorier d'ailleurs Benno Bokk Yaakaar di aussi président benn mouvement bu ñu tudd ànd defar sa gox Gueule Tapée Fass Colobane parce que ndaw ci commune bi gox bi daf ñoo ñor ëllëgu commune bi li ma laaj nag tontu bi moom jafewul naka la ñu gisee xëyu xale yi ci commune bi comme li daal Sénégal rek li ma commune bi ci Sénégal la bokk donc problème yi ñu am au niveau national rek moom la ñu am ci au niveau local commune bi liggéeyu ndaw sooxe na fi trop parce que ñoo ngi nekk ci commune boo xam ne presque am na 60 000 personnes 68% yi boo jël 68% donc lu koy te 70% maanaam téeméer boo gis boo jël juróom-benn fukki ak juróom-ñett ay ndaw lañu war a toll ci liggéey te bu ñu seet ci ñooñu ñi ci bëri xëyuñu d'ailleurs looloo tax sax FINUAP des Nations Unies daal di ñëw instauré fi benn projet ñu tuddee ko Fass émergent en fait c'est Gueule Tapée Colobane Fass émergent donc mairie bi keroog ñu ngi doon def restitution bi seen séminaire de restitution mairie hôtel teeru bi hôtel Teranga plutôt donc ñu leen ci félicité mais loolu rek wane ni que xëy ndaw yi sooxe na trop ci commune bi que commune bu tumuranke la que commune bi bokk na ci commune yi nga xam ne ñoo gën a ndóol ci 19 communes département Dakar te nag en plus que moom mooy xolu Dakar parce que commune bi tey mooy centre Dakar Colobane Fass Gueule Tapée boo ko tëjoon tey kenn mënu accéder Dakar boo demoon baaree autoroute bi buntu Colobane nga baare ko kenn du egg gi nga dem Fass wala Gueule Tapée baare corniche bi kenn du egg Ndakaaru donc ñun ñooy xolu Ndakaaru mais nekk presque commune bi nga xam ne moo gën a ndóol ba tax programme bi ñu jël ñu comme commune pilote waaw donc vraiment xëy ndaw yi moom sooxee na trop ci commune bi loolu benn problème la ci à côté problème environnement mi ngi fii mooy assainissement problème mu santé mi ngi fii problème sécurité mi ngi fii commune bi daal wax dëgg yàlla bokk na ci commune yi gën a tumuranke léegi dañu gis ne muy yëngatu ci mbirum social bari na yaa ngi jàppale doomu aadama yi xale yi yaa ngi di jox ay outils yoo xam ne pour ñu mën a liggéey demal seen bopp est-ce que mën nga dellu si ci li nga jot a def ci ndaw. waaw en fait tuddee kii social xam nga bon bu ñuy wax affaire sociale peut-être nit ñi dañuy xalaat am na lu bëri li ñuy xalaat mais loolu moom jarut a wax li nga xam ne nag moom moo jëm ci côté xëyum xale yi loolu moom lu ñu yàgg taxaw la parce que nag wax dëgg yàlla dañ judd ci commune bi màggee fi yaroo fi am chance yàlla teg ñu dara tëwul teg suñu loxo am lu ñu xéewale ñi xalaat ni ñi ngi fii dëkk ak suñuy moroom yoo xam ne gënuñu leen ndey gënuñu leen bàyyi te peut-être amuñu chance bi ñu am te ñu xam ni kat ñun bi période bi ñuy jàng bu ñu eggee fi ñu egg tey c'est parce que chance bi ñu am mooy ay nit suñu waajur bien sûr def nañu seen warugar mais aussi suñuy dëkkandoo suñu yeneen waajur parce que communes yi bon ñun ñëpp ay mbokk lañu waaw boo nee samay waajur yematul ci sa papa ak sa yaay sa papa xarit bi nga xam ne ngay àndal sax sa waajur la
parce que ni la sa papa considération yi ni la sa papa di bàyyi xel ñoom noonu lañ lay bàyyi xel yéene bi say waajur am ci yow li ñu am ci yow boo xoolee ni amul kenn suñu ku mën a taxaw fii ci commune si suñu commune ne man de bi ma juddoo léegi sama papa ak sama yaay kese ñoom mu sa defal waaw kon boog tey man leer na ma bi may jàngi ba léegi mun naa tudd ay tur am na sama papa xarit bu mos a jëndal kaye kii mos na maa jëndal crayon kii mos na maa jëndal kii yeneen romb naa ko sax mu ñaanal ma waaye yàlla na nga réussir kon boog ñooñu ñëpp dañu contribuer si li ñu nekk tey donc tey li ñuy def dañuy delloo njukkal askan wi nga xam ne moo ñu permettre ñu egg fi ñu egg donc ci wàllu xale yi donc comme ni nga ko waxee yàgg nañ ci yëngatu bi affaire mbëkk mi commencé mooy phénomène bi xale yi tuddee Barça wala Barsax di jël gaal yi loo yi naan dañuy dem Europe di ñu bëri di ci dee ba léegi ñu ngi kii sax daaw rek gis nañu li ci dee ci doomu aadama presque Covid bi yóbbu ko ñu def comparaison ñu ne lii kat xale yi war nañ leen conscientiser parce que tamit dañuy am chance dem jàngi à l'étranger aussi bokk ci aussi ci benn ethnie boo xam ne voyage dafa mës a nekk suñu préoccupation di soninke mooy li ñuy wax saraxole ñun ku ñu xam noonu bi ñu man bi ma nekkee xale di jàng sax sama xarit li ñu doon tooñee naan yéen seen devise mooy beaucoup d'argent ou tombeau loin xaalis bu bëri wala bàmmeel bu sori pour te dire que tukki dafa nekk suñu dafa bokk suñu ADN mais ci biir loolu pare may dem jàng ma gis samay mbokk yi xale yi ñi mujjee dem Europe amuñu ay këyit mais nekk fa ci condition yoo xam ne di souffrance yoo xam ne kenn mën na ko wax parce que da ngay nekk ci foyer doo ñeme sax génn ci biti néeg bi nga nekk doo ko ñeme génn waxtuma laa ci biti boo génnee néeg bi daal mais yow tamit sa jaar-jaar xaalis bi fan nga ko jëlee pour jox ko yéene bi nga ci am mu xam ni yow kat yéene moo tax nga jox ko mu jàppale la ci yéene boobu waaye dañuy waxtaan ak ñoom conscientiser leen wan leen ni que amul liggéey bu bon sàcc ak fen rek mooy li bon mais ku bëgg a tedd na gëm yàlla nangoo gëm sa bopp xam ne tamit yoonu ndaw di gaaw ni ñu koy waxee kaala balaa muy ci ndigg lay njëkkee balaa muy egg ci mujjee ci bopp loolu boo ko kiiyee defee sa sacerdoce ne yow kat da nga war a réussir ça prendra le temps que ça prendra mais di nga réussir mun nga ci réussir waaye ne woon dañuy jël ndaw si li leen wax mooy balaa ngay naan da ngay jël gaal man balaa ma lay wax ku ma ko ci ñëw wax la balaa ma lay may juróom-benn fukki junni pour nga jël gaal dem mare day taal yi lépp mën nañ ci fekk mais mu may la fukki junni wala 40 000 francs nga dem jënd balu fugga jaay nga commencé jaay te am na ñoo xam ne ci balu fugga jaay lañ commencé yor nañ seen i cantine waaw am na ñoo xam ne balu fugga jaay ci balu daal lañ commencé ñu ngi dem di dem ak ñëw ñu ngi commerce di dem ci région yi di dem di jënd di ñëw waaw ñeneen ñi ay financement yu ndaw pourtant 40 000 francs nga da ngay yaakaar ni du dara tey ji tey yow ñaata yoon ngay mayee 40 000 francs ci sa entourage nit dina xewle sa xarit dina xewle sax ngénte nga ñëw ndaw dal ko lépp loolu mais ñëw fekk benn xale bu ndaw naka yow mi kat liggéeyuloo mais am 40 000 francs yi demal nga jënd ci gaz demal nga jënd ci marmite demal nga jënd ci ay truc jënd ci café jënd ci sukkar commencé jaay café Touba mais mu commencé liggéey lu bon bu wàccee dina am lu mu denc dina am lu mu dimbali ay waajuram pour dépense dañ koy xeeb mais ce sont des petits gestes yi nga xam ne ça peut créer tey ñaata millions de jeunes guinéens ñoo nekk fii ci Sénégal ñoom ñëpp c'est rare nga gis fii benn jeune guinéen boo xam ne waxuma ñu juddoo fii de ñoom ay wolof lañ comme ñun ay kii Sénégal lañ comme ñun mais ñi jógee seen dëkk ñëw doo ci gis kenn kuy taxawal ñëpp ñu ngi liggéey ñii ñu ngi jaay koko ñii ñu ngi jaay café ñii ñu ngi jaay journaux ñii ñu ngi comment dirais-je di raxas ay oto mais di tedd fa la ñu nekk di kii sax bay nekk fi ñu jógee fi ñu cosaanoo ñu fay tabax donc suñu doom yi il faut que ñu xam ni que amul liggéey bu bon amul liggéey bu tuut ci 30 000 francs ngay commencé yéeg ci 100 000 francs yéeg ci 200 000 francs yéeg ci 1 million donc loolu lañ leen déjà foog nga leen di tàggatee boo leen tàggatee nag après nga yëkkati ci leen wax bi ñu commencé loolu phase boobu bi ñu ko dépassé jël nañu xool nañu ñu ne bon nañ jël ay jeunes inscrire permis de conduire inscrire nañ 18 jeunes pour ñu kii permis de conduire ñu ci am seen i permis de conduire ñi nga xam ne nag njaxalaf nañ débrouillard nañ kii nañ ñu ak utal seen bopp liggéey ñeneen ñi nga xam ne peut-être amuñu chance njaxalaf xam nañ ñi njaxalaf nañu mais amuñu chance ñu seet ut ay cag-cag jox leen ko mais loolu nga koy teel a préciser du maye
dañ leen woo carrément ne leen mënuñ leen ko may xëy na peut-être mën nañ leen may formation mën nañ leen fayal formation tout mais li ci des buñ nee dañ leen di may suba dinañ bëgg a may keneen mu tëju li ñuy def mooy contrat de confiance la ñuy signé ak yéen d'ailleurs mën naa la woon les types de contrat qu'on a signé mu gën a leer ay contrat signé ay contrat de confiance ak ay ministres on l'a appelé programme de financement des femmes et des jeunes programme des jeunes avec emploi donc tout ça sont des contrats qu'on a signés avec les jeunes donc ñëw am kii soxla jënd moto jox leen bi ñu paree ñu remboursé donc nous on prend en charge comment dirais-je 10% dans le financement mais leen ko les autres 90% dañ koy remboursé waaw bu ñu kiiyee sur une période 3 mois lañu ci parce que tey ay for te ni ñu koy remboursé c'est simple xam nga koo yëkkati jox 300 000 francs ne ko 3 000 francs ngay remboursé par jour waaw mu leer na ni moto bi ma kii dañ leen di kon ni dañ leen tegal bu ñu ñëwee dañ leen tegal business model wala leen ni que nii boo leen ko defee non seulement di ngeen ñu remboursé ñu jox keneen mais yéen période bi buy jeex di ngeen am chaque jour di ngeen joxe dépense seen kër mais di ngeen am loolu leen jëndee beneen pour jox ko keneen mu leen di dawalal ngeen commencé nekk yéen tamit ay chef d'entreprise loolu mooy suñu équipe te on a démarré avec 5 au bout de 90 jours 5 yooyu remboursé mën a jënd pour ñoom mën a financer yeneen 5 ñun ñu joxaat yeneen 5 on est à combien on est à 15 au bout de la truc et bu ñuy demaat ci kii bi dafay multiplier par 3 c'est donc buñ ci topp kii noonu dinañ mën a créer ay emplois yu bëri tu me diras qu'à un moment donné xëy na dina am saturation mais aujourd'hui c'est un métier c'est un chrono qui est porteur ñeneen ñi ñu ngi ci café yi ñu ngi financé ñeneen ñi ngi ci café bi ñu ngi financé ñeneen comme corps lañ doon jëm ci affaire élevage de poulet truc avicole donc ñooñu buñ ci kiyee ñoom pour ñoom le financement prend plus de temps parce que l'objectif dañ leen ko wax carrément dañ leen tegal le même business model wan leen ni que vous allez rembourser en 2 tranches première tranche boo leen liggéeyee ba jaay mun ngeen rembourser une première partie am seen bénéfice dese capital bi ngeen xam ne moom lañ leen lebal ngeen mun a démarrer pour une deuxième saison li ngeen dese sax si seen i bénéfice boo leen ko dugalee ci capital bi mu nekk yokk capital initial bi au bout de la deuxième phase di ngeen rembourser complètement am 100% de votre capital ak seen bénéfice xëy na di ngeen mun a sax jël ñeneen mais aussi ñu ngi xalaat boole leen pour ñu def ay synergie pour que kii bi gën a màgg seen production gën a kii ñu mun a embaucher ñeneen ñoo xam ne ça va créer d'autres métiers parce que bu ñuy kii peut-être abattage mais tey benn jeune xëy na mun na suivre moom kese ay 300 poulets wala 200 kii poulets mais bu demee bay nekk 1000 1500 forcément dina embaucher ñu ko ci jàppale waaw donc ñun ci yooyu la ñuy yëngatu une autre forme de politique di jege suñu ndaw askan bi di xool naka la ñuy liggéey waaw loolu nag dara terewul aussi ñi nga xam ne jàng nañu yor nañu CV ñi jël suñu connaissance xar suñu tànk tubéy pour essayer leen caser tax war nañuy jël nañu rendez-vous avec l'Office national de la formation professionnelle pour yóbbu des jeunes pour sélectionner ay jeunes pour ñu kii leen may leen formation dans les métiers du bâtiment quand on dit les métiers du bâtiment mooy ñu maçonnerie tabax bi menuiserie mi ngi ci électricité mi ngi ci plomberie mi ngi ci carrelage mi ngi ci peinture mi ngi ci waaw donc ñooñu ñëpp bu ñu leen kiiyee bu ñu jëlee former leen après dañu mën a am peut-être moyen liggéey dans les entreprises ou bien bu ñu leen boolee seet naka lañ leen di créer des comment dirais-je des micro-entreprises yu nga xam ne dinañ mën a demal seen bopp ñu commencé taaba waaw loolu daal mooy suñu combat. yaa ngi nekk ci mouvance présidentielle bi mooy dernière question. comme yaa ngi nekk ci mouvance présidentielle bi bon di jàppale le président Macky Sall. tey jii nan nga gisee politique de jeunesse moom bi muy def te aussi ndax am nga yaakaar ne li mu sumb nii ci conseil présidentiel bi kii est-ce que am nga ci yaakaar. waaw am nañ ci yaakaar te dañ ko ci ñaanal yàlla defal ko ci ndam parce que képp ku toog naan woy di ñaan yàlla président li mu sumb ci xale yi mu lajj mooy bëggoo Sénégal yéenoo Sénégal jàmm te ku yaakaar ne bu lajjee yow boo ñëwee affaire bi day yomb ci yow da ngay ñëw ramasser dëkk bi da ngay nax sa bopp.
président de la république ku ko bañoon sax war nga ko ñaanal mu réussir ndax yow bés boo jël lenge yi nga mun fi fekk lu oyof parce que li mu nekk nii di ko def bés bu lajjee mooy mara di taal yi waaw kon boog képp koy ànd ak moom nga ñàkk ànd ak moom da nga koy ñaanal mu réussir mais ci biir loolu nit ñi ñu ngi naan du mun a def en 3 ans du mun a def si ñetti at mënul def lu mu deful ci juróom-ñeenti at mun na def sax lu ko raw ak la ñuy def il faudrait que aussi mu gën a vigilant ci instruction yi muy joxe il faudrait que instruction yi muy joxe moo xam des comités de suivi et d'évaluation yoo xam ne sans complaisance yuy topp di xool ndax li président de la république digle ñi def ko nit ñaa ngi koy def ku ko deful ñi sanctionné aussi li mu fas yéene def ñi jéem ko territorialiser maanaam bu ñu 14 régions Sénégal yëpp ñu démarré ndoo bu ñu ko defee ci 14 région bu nekk Sénégal bu nekk ak spécificité région bu nekk li fay spécificité ñu jéem a xool naka la ñuy accélérer loolu naka la ñu koy développer bu boobaa aussi jàppale secteur privé bi nga xam ni mi ngi exister waaw parce que état rek mënul créer ay emploi état mënul créer emploi yi ñu soxla secteur privé bi nga xam ne mi ngi fi ñu jàppale leen ñu ngi wax naka la ñuy def pour créer liggéey ndaw yi bu ñu fàtte ni Covid bi rey na entreprise yu bëri am na ñu bëri ñu perdre seen liggéey ñooñu tamit dañ leen war a jàppale pour ñu retrouver seen dignité mooy ñu delluwaat ci liggéey donc loolu moom mooy priorité bi te am naa yaakaar ni président de la République bu demee ba nag day jël 450 milliards da ko ci kii pendant 3 ans c'est parce que xam na ni wax dëgg yàlla lii problème la bu jàmp loo xam ne mënul xaar ñu ko ci